Hello, this is Oban and JSTV for you, and it is with your favorite journalist Alassane Ba. As you see on our flyer, today we will be out at Costa Road Market to meet the ram sellers and discuss with them about the prices of rams and the difficulties that they are going through. Keep following us and you will see what is happening in the Gambia. As viewers and listeners, we rightly say today we are going to Costa Road and meet the ram sellers. And right in front of me right now we are seeing other rams here that we come to meet one of the sellers, but so unfortunate that he is not around, but we were able to find out the prices of some of the other rams. As you can see right in front of me, this is a ram that they said it is going with a price of $18,000, and this other one they said it is going with a price of $27,000. And as viewers and listeners, we rightly say today we are going to Costa Road and meet the ram sellers. And right in front of me right now we are seeing other rams here that we come to meet one of the sellers, but so unfortunate that he is not around, but we were able to find out the prices of some of the other rams. As you can see right in front of me, this is a ram that they said it is going with a price of $18,000, and this other one they said it is going with a price of $27,000, and all these other rams are also sell at different prices. So this is what the Gambia is facing right now as the Tabaski is getting closer and closer. The prices of rams in this country recently is very high. As you can see, a ram like this, if it is sold at the price of $27,000, definitely it will be very difficult on those compound heads that have to cater for over 15 to 20 people in a compound. This one is costing at the price of $27,000, and then this other one is costing at $17,500. But with that also they said there will be discount, but I know however the discount will be, it will not be less than $15,000. So I think the government of the Gambia should help and try to coordinate to help us with how to monitor these prices of rams. Assalamu alaikum badingol comme nga fali nyame rek bi nata Costa Road le ka saji wa filal noma nanke nyinin kay ke la saji wa fe price o minna mfelendi san tembe lori saji wa firdula bari mala mari tarajam bari ngamin tarajam anata ka price wol fomoliye nyin saji o mimbe lori mbalaja iko aka wa fi 27,000 ani nyin doldum abe wol wa fi kanne 18,000 wala wondongoti wo ka wa fi 17,500 badingol bi ni ajibe san tendi ika sajol wa fi price o min na Gambia kono janga a certa bakele andum womu kulde mi alon ko aka sutiol batandi bakele wala na alfal batandi bakele kandum sadio mu fengolti mi alon ko leangole mati andum atalen leango min gina kuma ata leangol beti bad bin yajibe aka wa fi price o min na Gambia kono janga ni koy be wo sanna leangole ena e mani boto laaje e jabu boto laaje e kun ku mesendol laaje mbadi ngo wo kan na wululal batandi bakele so ngamira ko de man sakunda nyanta ke singol lo nyin kono ko ka try ka nyin ko yombandi nyame molla kandu nyaaji be nyin sajioli kam fo 27,000 18,000 and 17,500 ni de ko itim komba idemu sutiolti mol milbe ya tara fo mo 15 tanin lulu kata nyaato o be ko le ala bakele komin kanyin saji clean sangali andu be ka pare fana nyanta ka sali bayol ni kudol sanjele mi alon ko wal saji oni ne kata nyola so njikita ko man sakunda nyanta ka mol de mañu ko kamale anin saji wa filal fana nyanta ka mol understand komin ko Gambian na mol be nyamenten jamal bi jenne mi anko ibulol man futay kolto andun ko nyimmu fengolti mi alon ko akuma ata bakale nyimbe ala batu ko kamale fanando hade njarama musidɓe am fulɓe hande ko Costa Road hande min garani on gayno wondena min gari lar baali jeeyeteɗi hande e Gambia ɗo noon ɗo min goni ɗo joni ni ko Costa Road ɗo ko jeeyo baali goɗɗo min gari ɗo baali mum ɗi jeeyeteɗo kono min tawan ɗum ɗon kam tigi kono min tawi ɗon mo woppiri baali ɗi no wondena min mbawi ɗum lamɗo ko ɗi baali ɗi o yeyata ɗo ko jelu sa laari hande ndi ndamdi dari ndi yeeso am ɗo o wimbo ndi yeera price ujunnaje 27 ndiɗo wondi ndiɗo mo wimbo ndi yeeya ujunnaje 17 an ndiɗo ni o wimbo ndi yeeya ujunnaje 17 he temelle jowi sa laari hande ɗum ɗo ko hunde nde gandantama hoorema na hittidal because sa laari hande jibinaɓe men ɓe woni jomiɓe men galle ɓe hande ko muɓɓe sood
ɗum ɗo lahiyaji te sa laari ɗi baali ɗi hannde ɗo price modi jeeyete o na séri miijiɗo hannde hen sodde mbaalu ha para o tega hen kuule goɗɗe ko yahata e diwlin en jaɓa en he ko ta sukaɓe mum ɓe ko dañi ko e famille joɓot mum o daaltamo mawni ɗum ɗon so wi o waɗatin daal in wonat hunde nde gana hoorema ina hitti daal so hannde mimi fonno laamu Gambia ngo hannde munno en wawde wallu e kuule goɗɗe ɗe hannde ngu darano en ɗon ta yiya ɗum ɗon daal o waɗat control price o daal because sa laari hannde baali goɗɗi koni jeeyete ko mawɗo ɗa ɗum ɗon daal na séri no bete so mina ñaago hannde Gambia laamu ngu ne darano en he ɗon walla jibinaɓe men ɓe walla Gambianaɓe because sa laari hannde Gambia ɗo yimɓe hewɓe ɓe ɗo daal ɓe gana hoorema daal junngo maɓɓe ngo heɓtani ko jagui daal koɓe etotoɓe ɓe mbawa heɓde koɓe mbaɗi lahiya so si ɗiɗo baali jeeyama on ɗon price miijo ma cooda hen mbaalu ko ana muti sood baali ko yahata e ɗiɗi walla tati sa soodi ɗum daal ko keddotoɗa no eno nde juldeɗa ko mbatta ko hen spend koko ñamta ko hitande nde foof so ko ɗo hannde min gonani on ɗo Costa Road hannde minen lamɗo jomaɓe baali ɓe ko jeli ɓe jeeyata baali. This is Oban and JSTV tey dañu génn si Costa Road fii nii di laajte boromi xar yi price yuñ dee jaay xar yi ak fan lañ leen jëlee ak yenn jafe-jafe lañ dee am si xar yi daal because maanaam soo xoolee ren man lu ma dee gis si Gambia mu ngi different ak lu doon happen si Gambia so tey yow mun nga ñu wax yow la kan ak foo jógee. waaw man dëgg la maa ngi bàyyi ko dëgg bu ñoo Upper Saloum jaari et puis ba mu fi stade jaay xar léegi mu ngi moo naan léegi ay 19 ndax sori maa ngi commencé jaay fii 2014 ba léegi nii every year dama dee bés fii nii fële moo nekkoon sama force bés balaa ñoo defee tali bi mi ngi nekkoon fële si mango bi foofu après si ma transfert ma ñëw si private bi fu mu nekk nii last year ak yaa before last ak this year yow fii laa nekk bañ commencé di defee tali bi waaye si biir business bi yeah, before last 2021 boobu maa ngi jaay more than 125 sticks beneen at bu si toppa maa ngi jaay 15 beneen at bu si toppa ma jaay 100 last year before last jaay naa 95 sticks last year ma jaay 100 sticks this year nag lu ma gis ren this year rek laa ko gis na dëgg la xaalis gars yi bëgg neen waaye am bi moo melu noonu définitivement la nga daan jëndee xarit daaw lu ñu doon den jëndee at yu passé ak lu ñu leen jëndee ren dafa différent ne daaw balaa ñoo jënda ñu ngi CFA bi 5000 bi mu ngi si $550 this year ñun ba ñoo dem ñu ngi wéccee ko $610 xam nga so boo ñëwee last year xar bu ma la jaayoon 18000 last year xam nga this year su ma la ko naree jaay 18000 dafa mel ni damay loos soo ñëwee ne yow customer bi boo xam ne da ngaa wax ne seer na te itam xar yi mënuloo leen a teg fii joxuloo leen lekka ñu lekka na soo ñëwee bëgg a jënda foog nga xool baax na ndax baaxul moo tax saako yi nii nga dee gis yëpp dama ko dee jënd ma ñëw di laa dee fanaan man nag dëgg la ba ñu commencé di jaay ba léegi la sant yàlla dama dee am customer nag waaye customer yi balaa ñoo ñëw dafay def ay 3 days time wala 4 days time yooyu noonu ba seen ëllëg la julli foofu leen dee gën daa bëree waaw loolu dafa demee maanaam su ma déggee lu nga wax soo xool ne because nga ne 2020 lu nga jaay it was 125 xar nga ñëw nga jaayaat 105 xar nga ñëw nga jaayaat 95 te nga ñëw nga jaayaat 100 waaye comme sooy xoolee loolu noonu mu ngi mel ni daal nombre bi daal mu ngi fluctuer waaw mu ngi gën a sulu waaw mu ngi change waaw te mu ngi wàññi waaw mu ngi wàññi te yow si sa gis-gis bi lu tax loolu mu ngi am is it price xar yi lu mu dee si gën a seer la wala léegi nit yi daal ñoo amatu non waaw xam nga lekk yow last year da nga ñëwoon fii nii comme like nga ne ma jaay ma lii ma jaay la ko last 75 next year nga ñëw nga ne ma jaay ma ne la 100 xam nga da ngaa gis ne yow dafa seer waaye si biir 100 boobu xam nga man jëndeewu ma woon 175 bi fii jëndeewu ma koon biir Gambia fii dama ceeñoon suma xaalis ma dem si country gi jàmbur léegi last year xam nga dama la na ceeñ naa 550 daal 550 laa change this year ma change $600 $10 different ñaata
mu mel ni different bi daal $60 $60 ok so yow soo xoolee loolu noonu like muy mel ni soo dee calculer let me xar bi ni comme ñaata nga ko dee jaay si xaalis bi like right now ni xar bi su ma amee fu ne ni still now bu ma ko jaay nii mën naa koo jaay last price 18.5 waaye the best price for me is 19 waaye su ma gisee ko xam ne bëgg na ba stand dinaa ko même lu ma jaay nii sax noonu la fa demee na borom dafa ñëw soma manqué waaye indi naa ko pour jaay ko after si mu jox ma amount bi mu des 2000 mu ñëw fayaat mu ñëw am na yeneen customer yoo xam ne nag dañ dee jënd ñu bàyyil ma fii ma téye leen bañ ñee julli ñu ñëw jël ko dem loolu noonu su mu dee am because dama dee gis yeneen yi tamit dañ dee jënd seen xar yi yóbbu ko si kër gi yeneen daay doo dee nekk ñaari bés balaa julli boobu mu ñëw ñu jël ko laissez yow nit mu jënd xar si sa loxo mu bàyyi ko fii maanaam loolu noonu mu ñëw xapun xar bi mu dee léegi yow da nga koy jox beneen xar la wala xar waaw loolu moom dafa des seen understanding xam nga jël sa alal nga dugal ko nga bàyyi ko nii nga ñëw nga ne deena dëgg la deena xëy na mais bi moom 10,000 bu mu lijjanti woon wala 15,000 bu mu lijjanti woon ba jënda xar boobu xamula fan la ko amee te mu ngi yor famille gaa yi teg seen yaakaar si loolu yow te war nga am understanding fekkente daf ne 100 la at least yow 50 bi sax war nga koo mun a nangu bàyyi ko 50 bi ngeen understand ne man laa see am naa ko foofu ba kooku sax fayut ma ba léegi nii am naa ko fi jaay ko mu bàyyee ma ko mu dee suma loxo waaye ba léegi nii xar boobu moom fayut ko waaye nekkut problème boobu dinañ di am understanding si client yi nag da ngaa xam ne si famille nga bàyyi ko yow ak nit yi yéen a dee def yow maanaam léegi nii mun nga ñu wax ñaata nga spend si xar yi ak ñaata xar nga isi ak foo leen jëlee si Sénégal mën naa la ko wax Sénégal fan ngeen foo leen jëlee région de Kaolack waaw dëkk bu ñëw wax Kawoon foofu la xar yi di bàyyi ko na every year foofu laa leen dee jëlee ok ñaata xar nga fa isi man ba maa ñëw maa ngi fa indi 50 sticks waaw at yu passé yàlla ñaata nga doon dama day am ñaari trip mais su ma indee 50 song boobu su ma jaayee bañ na gannaaw ëllëg la julli mbala gannaawaatu ëllëg dama day desi ay 25 su ma njaati gi mu ma dee àndal di liggéey moom mu dem jëli waat comme laay sax mu ngi demaat jëli dama war a istaanaat moom tey dem na léegi su ma som bu ma indi su wàññee ko daf day dem indi waat beneen som noonu leen ko dee doxalee so xar yi nii mun nga ñu wax ñaata nga leen jëlee foofu noonu na 50 xar la 20 first 20 bu nekk maa ngi ko jënda CFA 21,000 CFA yeah second type bi maa ngi ko jënda 25,000 CFA mu nekk 125,000 beneen bi 105,000 bu 125,000 bi nag 100,000 bi 20,000 CFA bi balaa nga koo def da ngaa def 11,000 Gambia waaw 11,100 nga doog a am 20,000 CFA bi 20,000 boobu nag léegi nga ñëwaat amaat 5,000 nga doog a mën a amaat xar bi daal au moins loo si mën a gagné transport bi lépp boo ñëwee boo ko xoolee du dee romb ay 1,500 $2,000 waaw na xam nga yi da nga ko dee jënd yi mu ngi jar benn bu nekk 1,200 waaw yi yaa ngi ko dee jënd benn bu nekk 400 te every day mun nañ see lekk ñaari saako waaye loolu yëpp pour client yi gis xar bi ñu kontaan na mun nga ko ñëw eew ko bàyyi ko noonu rek waaye foog mu suloo na yow boo toogee suba ba ngoon jot lekkuloo naanuloo foog nga am ceeñis loolu moo tax ñu dee def loolu so like foofu noonu soo leen demee foofu noonu mbaa doo leen am jafe-jafe pour génne xar yi non pour jafe-jafe génne xar yi am doo ko dee mun a am waaye soo nekkee innocent comme man naanduloo si biir janda bu nga jandantee naar bi ñoom booy sénégalais yi daneen am nuñ la égalee comme laaj bu xar bi waree jar 17 dañoo dégg yow dégguloo laaka bi xam nga wax ma pël man dégguma pël mala dégguma naar yow yaa nekk suñ diggante su naar bi waxee ne yow xar bi jaay naa la ko 16,000 mu ñëw mu ne naar bi 17 la wax yow nag soo fokabut sa 17 boobu 1,000 boobu ñoom ñoo ko moom soo si amee ay 10 xar mbala ay 20 xar xam nga kooku xaalis la xam nga kooku ñu ngi la daw sa maayin foofu noonu la fay demee loolu rek mooy jafe-jafe ñu waaw
waaw jërëjëf waay yow laa kan man la Gagny Cissé waaw léegi maanaam gaa yi jaay xar depuis 2014 to 2025 bàyyi raay daal su ma la waxee léegi bii nii at bi moo nekk suma 9 years fii nii waaw every year maa ngi fay dee dinaa fi dee def 11 days wala 12 days julli doog a waaw yooyu nag du ma dee am time du ma dee dem fen du ma dee tal ceeñ yére nuyu laa dee mel na bi ñii mënoo fee am nga nekk yére bu set doo mun a clean foog nga nekk ak ñoom nga defere yooyu noonu xam loolu la nag bu ne ëllëg la julli nag laa dee départ fii ma dem suñu dëkk so thank you very much so yow fii nii like xar bu gën a cheap boobu ban price la boobu mooy 18.5 waaw bu gën a seer nag bu gën a seer 20 waaw okay thank you so very much thank you yes as you can see standing beside these rams Hadim is the one selling these rams Hadim is a guy who has the experience of selling these rams for over 9 years now, but the experience he shared with us is that the experience he have this year and the recent years the past years is that the normally have is too different, because he said if you look at from his experience, he said every year the number of rams he do sell and the prices of the rams is always a different thing. So these are rams that Hadim is selling 18,000, 20,000, and we have them 19,000 also. So Hadim is taking these rams down from Senegal in a place called Kaolack and then bringing them here, giving them food and also trying to take care of them in a best way in which it will attract customers to come and buy them. So in case that you need any ram from Hadim, you can contact him with the numbers that we are going to put him. He's at the Costa Road, just when you are about to climb the flyover coming from the Senegambia end, or if you are to leave from Brikama or Lamen, and when you just leave the flyover, when you just alight from the flyover is where Hadim is having his rams that he is selling. Thank you very much, listeners and viewers. Once again, this is Alassane Ba. Hello, as we keep moving, we have met another ram seller who do not want to appear in front of the face of the camera, but luckily that we were able to discuss with him until that he share the prices of the rams that he do sell. As you can see, this big ram standing in front beside me here, he said it is going with a price of 50,000. That is the last price. So I don't know what will be the first price of it. And the other ones that you can see besides me, he said this one too is going at the price of 50,000. So these are the biggest of all the rams that we have met today for the day, and these other ones are just very okay for the Tabaski. So these listeners and viewers, it is something that is very serious. Once again, listeners and viewers, this is Urban and JS TV for you. As we said earlier on, we are here today in Costa Road to meet the ram sellers, and we have already met them, and this is what is happening in the Gambia right now. A ram costing a price of $50,000, $18,000, $35,000. Definitely that is too serious, and this is why today we choose to come out for you and give you such information and meet the people that do sell rams. So send a message to the people that whoever is going for a ram in the Gambia right now should be well pocket filled, because if not, you will not go home with a ram. People of the Gambia, this is right now what is happening in the Gambia. Thank you very much. Once again, I am Alassane Ba, and this is Urban and JS TV for you. Thank you.